Voilà, amis certains spectateurs de M-Media TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di leen baalu àq ci weeru koor bi nga xam ne moom la ñu génne di ñaan yàlla nangu suñu koor tey nag xam ngeen ne dañu ñëwaat fi nga xam ne moo di école élémentaire 1 ci directeur doyen Lo ñu doon gëstu nag di wóot ay leeral lu ci mel ni l'ouverture des salles de classe tey nag doyen ñëw nañ fii ci école bi ñu ñëwee seetlu nañ ne am na élèves yoo xam ne jotoon nañu ñëw fii ci école bi ngir reprendre les cours waaye nag mu mel nii le président de la république son excellence monsieur Macky Sall dafa xam le ni école yi dañu ko daal di arrêté waat ba jëmmi jamono doyen ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum waa M-Media TV maa ngi leen di fay yéen itam leen wax ne nouvelle bi mu wàcc ñun ñëpp ñoo ko yëgandoo comme que léegi li ñuy wax le monde est un village planétaire ñëpp am nañ ci réseaux sociaux yi presque ci la ko ñëpp yëgee bon xale yi nag xañ na am na ñoo xam ne yëguñu ko woon teel nañoo tëdd te comme que nouvelle bi demoon na ba pare ñoom tam loolu moo tax ñu ñëw. mais actuellement boo dee xool jàngalekat yi aussi ñëwoon nañ école mais loolu moo ko arrêté daal te ndégalu président de la république moom yaakaar naa jëfe rek moo ci nekk waaw. mais doyen ñu gis ne est-ce que loolu noonu xaw la compliqué peut-être que information bi ni mu ñëwee dafa tardif toog ba ay 23h20 ñu daal di joxe li nga xam ne moo di communiqué est-ce que mënuñu ko woon a teel a joxe durant la crépuscule maanaam ci timis gi nit ñi daal di mën a am information bi comme ñëpp. waaw xam nga li ñuy wax rek ñoom ñi si kaw renseignement yi ni am xëy na ñun duñ ko am. mais feebar bi ak ni mu demee nii bi ñuy wax benn cas moo amoon ñu tëjoon école yi yaakaar naa ne am na ci ñenn ñi tamit ba ñu njëkk a wax ñu ne est-ce que comité scientifique bi nga xam ne moo nekk si biir yëpp ànd nañ pour école yi ubbi wala déet mais ñun jàngalekat yi li ñu waxoon mooy pare nañ pour lépp am. ñun daal ñu ngi fi daal bu ñu waxee jàngaleen ñu jàngale su fekkente ne conditions yi réunir la parce que joxoon nañu benn protocole sanitaire boo xam ni moom lañ doon vérifier ñun tam ba xam est-ce que lépp dina mat. lépp dina yem. comme que ñoom si biir jiitu nañ ñu ci loolu tamit nag alhamdulilah rabbil alamin loolu moo fi nekk. comme que daal wax nañ ñu ko ñun nañ jëfe li ñuy wax rek ba xaaraat kañ la ñuy ubbiwaat xamuñu ne kañ la pour le moment. waaw dëgg la mu mel ni comme gouvernement bu fekkee dafa wax rek li war mooy ñu daal di koy jëfe waaye itam est-ce que loolu xaaroon ngeen ko est-ce que lii lu ngeen xaaroon la. waaw ñenn ñi am nañu ko xaar am nañu ko xaarul moom xam nga boo waxee ne du réouverture le 2 la. ñu gis ci yeneen dëkk aussi xam ne ubbi woon nañ tëjaat. xëy na am nañu doon xalaat ne école yi mën nañ ko ubbi mais bu virus bi naree développé ci école yi wàllante bi gën a bëri xëy na ñu tëjaat ko. mais loolu aussi xam nga booy nit dafay rafet njort moo gën ci loo mën a gis. waaw loolu moo la il faut être pessimiste jusqu'au bout. xëy na nag lii amaat si diggante bi bañ nañ aussi virus bi tasaaroo si école bi. moo tax ñu gaaw ko tëjaat. mais est-ce que doyen matériel yi nga xamante ni moom lañu leen promettre woon est-ce que yooyu noonu était suffisant maanaam matériel yi ndax doyoon na lu ci mel ni masques yi sel hydroalcoolique yi ak yeneen ak yeneen yi nga xam ne moo di les mesures barrières est-ce que yu yëpp était complet. waaw yooyu ñi ko waroon a saytu ñoom def nañ ci seen kéemtalaay kattan. c'est vrai que ne am na yoo xam ne nii tardé nañ yéex nañoo ñëw trop. mais li ñu yore woon mënoon nañ cee commencer en attendant leneen di ñëw wala leneen. loolu daal moom nekk na fi. xëy na aussi manquement yi dina am feneen. mais ñun fii ci waxuma sax Thiamène peut-être mais arrondissement Koki. am na lu ñu mënoon a démarrer ba dara du xew loolu moom ñun pare woon nañ pour def ko. mais est-ce que ak tamit ci sa xalaat yaakaaroon ne instant bii nii année bi dafa nar a blanche. comme ni ñu koy waxee loolu moom mënuma la ci wax dara quoi. année buy blanche ak buy invalidé moom. man directeur d'école rek laa. bu ma waxee jàngaleel mu jàngale su ma waxul jàngale loolu moom ñoom ñoo koy def autorité yi ñoom ñoo koy def. waaw mais daal la xaaraat ngeen pour ñu daal di tàmbaliwaat li nga xam ne moo di jàng. buñ toogaatoo juróom fan ñu ne ñu école de ubbiwaat it ñu ubbi ñun. da ngeen di ñëw ñun moom pare nañ. da ngeen di ñëwaat parce que loolu mooy suñu métier tey mooy suñu métier suba mooy suñu métier gannaaw suba. dëgg la kàddu yi rafet na mu mel ni gis nañ ne keroog bi ñu fi ñëwee waxoon nga ñu ne salle de classe yi dañu koy daal di répartitionner maanaam séddale ko xaaj ko ba nga xam ne dinañ mën a nekk dans de très bonnes conditions est-ce que loolu tamit pare woon na. waaw xam nga ñun travail administratif boobu dañ koy jiital. defoon nañ ko pare bu gisee feuille yi ma yore sax mooy 5 salles yi nga xam ne préparoon naa classe bu ci nekk 20 élèves la waroon def. joxoon naa ko samay adjoint yi ñu préparé ko ba mu pare répartiroon nañ salles yi. comité bi nga xam ni moo waroon toog aussi saytu leneen ñi dul jàngale parce que ñëpp duñu nekkaat si biir salle de classe yi. mais ñi waroon a surveiller cours bi surveiller élèves yi xool gestes barrières yi est-ce que élèves yi danañ ko respecté de loolu yëpp. defoon nañ ko mettroon nañ ko en place ba pare. parce que loolu mooy travail administratif bi jiitu. leneen ni nag c'était un complément xam ne état moo ko waroon indi ak les autorités locales. loolu aussi ñu ngi doon ñëw. mais est-ce que tamit prof yi nga xamante ni ñoom nga préparé woon pour ñu daal di mën a gérer li nga xam ne moo di classe CM2 ndax ñun ñëpp ñoom ñëwoon nañu fii ci diwaanu Thiamène. tout le monde était sur place fii ñëpp fi France tout le monde ñëpp ñëwoon nañ. jàngalekat yi nee naa la pare woon nañ pour ñëwaat si biir. xëy na tamit bopp du bët du yenu mais xam na lu bopp attan. loolu rek laa mën a résumer si mbir yi quoi. bala ca kanam
nu mu mën di feeñewaat ak nu mu mën di amewaat rek. waaw mais ñun moom. li ñuy sant daal. ñu war ko def. dinañ ko def ñoom tamit la ma waxoon ca sa interview bu njëkk ba rek. ku ci nekk sa responsabilité na nga ko matal ba mu mat sëkk. jërëjëf voilà sama gars yi comme ni ngeen ko gisee mu mel ni tey dañoo taxawaat ak ki nga xam ne moo di monsieur Mbaye Sall nga xam ne moo nekk président conseil communal de la jeunesse bu Thiamène nekkaat ba tey enseignant fi nga xam ne moo di école élémentaire 1 su ko defee rek ñu daal lay nuyu Mbaye Sall. waaw maa ngi leen di fay yéen waa M-Media TV di nuyu aussi également seen téléspectateurs yi di nuyu ñëpp Sénégal yëpp ñi leen di seetaan ak ñi seetaan fépp ci àdduna daal M-Media TV maa ngi leen di nuyu. jërëjëf monsieur Mbaye Sall ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax di la dalal fi nga xam ne moo di seen émission leerlu ci diwaanu Thiamène tey nag dañu seetlu ne dafa am lu wàcc muy communiqué maanaam lu ci demee ni ki cours yi nga xam ne moom la ñu waroon a reprendre tey jii di la 2 dañu ko daal di arrêté naka nga ko gisee. bon am déception rek aussi. waaw vraiment j'ai été très surpris bi ma ko yégee comme ni ko ñëpp jàngatee aussi. décision bi mu wàccee xaw na metti li ko waral mooy suñu xel ak suñu xalaat yépp dafay dem ci suñu collègues yi nga xam ne déjà convoyé woon nañ leen ñu dellu ci seen ay lieux de service muy partout Sénégal fépp ci Sénégal même dans les zones les plus reculées donc patriotisme woon na leen ñu delluwaat tey bu ñu xëyee ñu tëdd ba ne suba la ñuy xëy war a dem ci liggéey bi ñu jotaat comme information que ni reporté waat nañ ko à une date ultérieure vraiment day metti trop waaw dafay metti dafay métti trop mu mel ni monsieur Mbaye Sall est-ce que tamit lii nekkoon na loo xam ne moo leen gënal maanaam ñu bañ a dellu ci salle de classe bi ak fi nga xam ne fi la mbas mi toll ñu bañ a dellu ci salle de classe ndax loolu moo leen gënal wala ñu delloon ci salle de classe moom ngeen doon xaar. xam nga bon la situation gënalul kenn parce que ni mu demee nii vraiment amul kenn ku ciy gagné ñun ay enseignants lañ jàngale lañu amuñu leneen mooy suñu liggéey donc kon ñun lu ñu mën a am jàngale moo ñu ko gënal mais nag aussi buñ ne jàngale du ñun rek mais dafa am ñu ñu ko séqal muy ñi ñu wax élèves yi tey ñu nekk tey ñi nga xam te ni ñoo gën a vulnérable wala ñoo gën a exposé parce que tey mag mi mesures yi mu mën a jël pour aar boppam fekku ci xale conscience bi mag am wala risques yi ci am mag xam ko xale moom yooyu mën na ko bañ a xam voilà kon tey bu ñu demee bay jëlaat décision ne dañuy reprendre war na doon loo xam te ni dafa war a nekk une décision réfléchie ñu bañ a jël ko rek ne coûte que coûte nañ ko def nañu sauver année bi dafa am yoo xam te ne nii moom moo jiitu te toujours yu mel nii suy am dafa am ñoo xam ne ñoom lañ ci war a jiital dafa am ñoo xam ne ñoo ci war a jiitu mais bu fekkee da ngay jël décision parce que yow yaa yor pouvoir de décider tamit li la arrangé rek ngay xool décider ko souvent aussi yu mel ni day am te tey yaakaar naa ne lii xew ni tey vraiment quand même c'est honteux quoi. mais est-ce que yaakaaroon ni dafa am maanaam benn jaxasoo en quelque sorte parce que mën nañ ne lu ci mel ni ñu war a delluwaat ci salle de classe yi ndax tey bi ma seetloo bi ñuy ñëwee fii ci école bi jot nañ ci fekk ay élèves yoo xamante ni doyen moom moo leen wax sax pour ñu daal di mën a dellu seen i kër donc est-ce que ñooñu noonu communiqué bi yéexul a génn daal peut-être mënoon nañ ko am démb ci ngoon avant sax ñuy dem ba ay 23h20. non xam nga boo gisee lu mel ni am parfois dañuy gis ne dafa am tâtonnement bu ci am. parce que tamit nga toog ba benn heure bi bon nga doog a communiquer ni reporté nga imagineel ki nga xamante ni fi mu nekk tey amul télévision amul rajo amul fi mu nekk mën na sax bañ a am réseau wala téléphone am mën na sax bañ a am connexion kooku est-ce que il a l'information effectivement kooku mën na bañ a am information bi aussi les parents aussi am na si ñoo xam ne nii dañuy xëy rek préparer seen doom ne ko demal sans pour autant ñu xam sax ne information bi nii wàcc na kon donc li ñuy wax foofu noonu mooy li ñu waroon def rek toujours loolu laay wax li ñu waroon a jiital parce que boo defee constat bëri na si tey nga dugg ci réseaux sociaux yi da ngay gis ne école yu bëree pare wuñu benn yi ñu digle woon yi ñu diggante woon ak ñoom ne nañu ko def am na ci yoo xam ne matale wuñu ko kon donc déjà problème day am ministre bi génn na mu ne li ñu waxante ak ñoom bu si benn manqué xam nga nañu tëj donc kon yaakaar naa ne buñ toogee ba tey ba toog ba la veille am ci école yoo xam ne li ñu waroon a jot jotuñu ko ñenn ñi nee na le nombre de masques bi jot c'est insuffisant ñenn ñi amuñu gel ñenn ñi amuñu thermoflash kon donc dañuy gis ne problème am na je pense que li waroon a jiitu mooy li ñuy wax rek la charrue avant les bœufs effectivement mënoon nañoo dox régler problème mu yooyu yëpp ba mu mat ba pare
ba ñu xam ne nag donc école bu ci nekk li mu war jot na ko ñu door a wax nag léegi nag comment on va faire nag pour reprendre mais boo nee reprendre annoncer une date alors que les mesures d'accompagnement yëpp benn pare wu ci problème day am bon lii am nañu bett mais am na ñoo xam ne nag bettu leen effectivement parce que xamoon nañ ne gars yi franchement pare wuñu quoi effectivement parce que même man mii rek xawoon na ma def cas lu ci mel ni ñu war a dellu ci école ak xale yi nga xamante ni peut-être ñu mën a am compréhension par rapport à la communication dafay xaw a jafe kon donc actuellement nii yéen naka ngeen di def bon naka la ñuy def tënku ci li ñu waxaat rek toogaat xaar vraiment ak déception bi ñu ci am ak naqar bi ñu ci am parce que li ma wax sànq y a pas de école sénégalaise y a qu'une seule école sénégalaise bu ñu demee ba toog yenn enseignants yi ba léegi am na si ñoo xam ne mënuñoo ñibbi parce que ñiy jógee Dakar wala ci yenn axes yi peut-être ñooñu ñoo am mën a dem mais tey ci biir Sénégal am na si enseignants yoo xam ne fa ñu war a dem tey amul lu leen jëlee foofu pour yóbbu leen te ba léegi ñoo ngi toog di xaar effectivement mais ñooñu enseignants lañ comme ñëpp en plus aussi am na si ay élèves yoo xam ne dañu war a rejoindre seen ay école mais amuñu lu leen jëlee fañ dëkk pour yóbbu leen effectivement donc kon y a problème pour wax rek ne li ma waxoon sànq ne ba léegi li ñu waroon def yëpp defuñu ko léegi monsieur Mbaye Sall ñu lay laaj lan ngay jeexale bon li may jeexalee mooy di lancer waat un appel rek aux parents ensuite aussi aux élèves que ni bu ñu reporté waat aussi tamit taxul ñu ne feebar bi jeex na fi bon feebar bi moo ngi fi ba léegi léegi nag li ñuy waxaat les parents rek mooy nañu gën a continuer waat te xale yi ci kër gi continuer encadrement yi en attendant ñuy amaat beneen taxawaay boo xamante ne ni bu bees lay doon donc foofu rek laay terminer donc samay kàddu di jaajëfalaat aussi waa M-Media TV ci taxawaay bi ñu am vraiment di leen encourager waat bu baax a baax a baax a baax ñu daal di koy sant di ko gërëm moo mel ni ne cas bi xaw na critique waaye nag xëy na noonu la ñuy demee saa su ne ñu ànd ak yéen ci M-Media TV ko defee rek ñu daal di ànd ak suñu yeneen naataango ko ci mel ni Babacar Fall DJ Saka Babs ak ki nga xam ne moo di Ami Ndiaye Léa Ami Ndiaye ñu daal di ànd ak ñoom ci yeneen établissement jërë ngeen jëf salaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi M-Media TV ñu ngi fii nga xamante ne nii moo di CEM Thiamène réouverture classe yi gis nañu démb ci guddi à 1h tardif benn décret wàcc na pour wax que ni ubbiteel école bi mënatut a nekk dañ koy pousse ba à une date ultérieure donc ñu ngi fii seet si ki nga xamante ne nii moo di principal bu CEM Thiamène salaamaaleykum prince. maaleykum salaam. ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay leen dalal jàmm lu seen teewaay fii di leen ñaanal yàlla seen projet bi dem ba wees seen njort parce que lii nag mooy participation ci développement local fexe ba sa gox lu fa am rek ci ñu war a jël mbooloo bi yokku boo demee dana tax sax xëy na solution bi dana nekk moo xam ne yaakaar yu woon ko dégg rek dana ñëw ñu saafara si kon boog yoon bi ngeen jël wax dëgg yàlla man rafetlu naa ko waaw góorgóorlu ñu taxaw ngeen teg seen daan parce que média ngi yor n'est-ce pas waaw loolu daal laa xam ne moom lay commencé pour naa dëgg la tey dañu ñëwoon nag pour waxtaane li nga xamante ne ni moo di décision bi wàcc démb ci guddi ñu bari nag di ko rafetlu wuñu ko parce que def ngeen ay déplacement ba pare professeurs yi ñëw nañ ba pare 1h tardif ñu ne classe yi mënatul tijji donc loolu yéen nan ngeen ko jàngetee ak prof yi jotoon na ñëw ba pare. waaw loolu bu ma ci réagir en tant que citoyen la ci réagir xëy na gënaluñu ndax depuis que ñu annoncé reprise bi à tous les niveaux ñu ngi doon góorgóorlu pour ci fexe mu nekk effectif bon que mu nekk parents yi que mu nekk prof yi ñëpp daal ku nekk mu jëm bay sa wax daal pour te dire que sax bu fekkee côté prof yi mun naa ne demoon naa ba presque ñetti prof yi moo desoon ñu ko jaar ñetti prof mais pour le moment ñu si ñëpp ñu woon sur place mooy élèves yi également métti xawoon na métti ñoom mais am nañu def seen solution pour seen solution ba la veille hier ay vers 21h certains parents woo nañu ma reçu ma élèves yi am na élèves yi bon mais nag xam nga ñun on est dans un état état bu ne dee am lu doxe te ñun daanaka mën nañu wax ay suugaluñu bien bu fekkoon te dama naan la maarabu ak sëriñam kon taalibe ak sëriñam ndigal ngay jël comme ñoom ñoo ñu waxoon ni dañuy reprendre donc ba càgg ñoom à une heure tardive ñu joxe un communiqué wax pour ne léegi reprise mënul am joxe des raisons ñun lañu man mooy jëm koo topp et est-ce que mën nañu xam raison yi ñuy joxe ba tax décision bi wàcc teem waaw xam nga ñun aussi comme nous sommes pas à la source dañu man mooy fier à la presse presse bi di mu joxe comme information que ni moo tax ñu reporter reprise bi mooy que ni au niveau de Ziguinchor enseignants yi fa yi rejoindre dañ ci am 10 enseignants xam ne dañu testé positif dañu am cas coronavirus effectivement en fait loolu la ñuy joxe information selon la presse parce que bon jusqu'à présent communiqué presse wu la communiqué bi li mu wax mooy que ni y a des enseignants yoo xam ne dañu testé positif léegi nag pour éviter propagation bi am dañuy remettre comment dire reprise bi
ak yu bett mais nag xëy na peut-être dans la matinée ou bien si demee ils vont donner des informations beaucoup plus amples pour ñu xam réellement lan moo tax mais léegi professeurs yi nga xamante ni jotoon nañoo ñëw parce que loolu tamit du yomb ci ñoom par rapport ak am na ci ñoo xam ne ay villages yu reculés la ñuy nekk donc loolu noonu tamit est-ce que du gàllankoor ñoom tamit seen nekkin waay wala jël ngeen ay dispositions yoo xamante ni dina leen mën dimbale ci seen wàllu lekk ak seen wàllu logement yi. waaw loolu peut-être du nekk problème parce que enseignants yooyu ngay wax bu ñuy en début d'année fekkoon en début d'année la da nga ne ñii dañuy jaaxle mais ñoom depuis octobre ñu ngi fi ñenn ñi sax ils ont fait des années ici donc am nañ fu ñu nekk am nañ fu ñu daan lekkee am nañ fu ñu logé donc problème boobu du posé wu mais aussi beneen problème bi il faut ñu xam que ni ñun nous sommes des fonctionnaires de l'État nous ne sommes pas encore en vacances fu ñu soxla day ñëw te aussi état bu la envoyé fenn du ni à chaque fois bu la envoyé da lay jox loo lekk loo neen déjà c'était prévu man mi bu may ñëw depuis octobre am na fu ma nekk bon ñoom fay et conseil bi ñu am na fu ñu nekk essentiel xëy na ñoom seen bopp dans la tête aussi xaw defoon nañu que ni bu ñu ñëwee dañu war a continuer pour jàng ñoom dafa mënu seen bopp seulement peut-être xëy na problème bi ñu am mooy peut-être ay déplacement bu ñëwee comme déjà soit présent circulation bi dañu ko limité parce que ñoom dañu am beaucoup de déplacement te là aussi je crois que état bu jëlee benn décision bi dana xool ay mesures d'accompagnement dana xool nu muy def pour que ñi bëgg a déplacé wu déplacé parce que aussi ñëw toog banque sa def moo diko c'est pas intéressant parce que état bu dee mu war kon décision c'est effectif je crois que dana jël solution pour que gars yi bëgg a dem ñu dem wala boo xëy na bu peut-être dans la semaine dañu wax réellement ñoom ban date lañ jàpp pour reprise wala peut-être reprise dina am donc ñoom ñu ngi xaar parce que dinañ jàng wala duñ jàng wala dañuy ñibbi wala dañuy toog fii nii waaw instant yi xam nga comme presse moo ñu informé bon dans la précipitation mënoo dem te même sax bu bëggoon dem te loolu yóbbu tey fi bëggoon jóge Thiamène bëgg dem Dakar te la moo la yóbbu waaw la yóbbu vraiment ba tax par prudence man leen léegi comme yéen ñëw ngeen ba pare te y a un travail qu'on doit faire nañ ci profiter ñu évacuer sereinement notre dossier le temps que ñu am lu leer loo tax effectivement bi ma leen woowee ce matin beaucoup d'entre eux apprécié nañ ko incha allah d'ici 11 heures danañ ñëw ñu seet yenn dossiers yi nga xam ne peut-être nañ ko mën a évacuer le temps que ñu am information bi xam dañuy permettre ku dem dem ci wóor parce que ma nga dans la précipitation demee encore ñu dëgg la mais tamit doon nañu dégg que ni seen bulletin yi ba léegi nii ñu ngi ci mois de juin ba léegi génnagul. Très bien voilà hier xam nga c'était le 1er juin jour férié mais pour vous montrer la disponibilité de mes enseignants bi ma leen wooyee ils sont sacrifiés ñu ñëw démb def ngeen conseil démb def conseil 6e ba 3e très bien occasion ngeen may sax pour les parents ma wax parents yi ñu leen bulletin yi disponible 6e même seconde inchallah tey à partir de 11 heures yeneen collègue dana ñëw pour le second stade la seconde la première ñu def conseil bu ko defee bulletin yi ñu teg ko quelque part parents yi ñu mais inchallah à 11 heures woo naa leen ñi nga xam ne ñu toog ma leen ñëw leen ci dossier ñu war a évacuer bu ñëwee ñu profité ci def suñu conseil am suñu dossier teg sur place donc ce ne sera pas du temps perdu kon donc au lieu comme instant dañoo toog seen ko def ñu dal te dans leur tête dañu defoon bu ñu xëy dañuy def école ba tey mënuñu école ñu tax ñu travail toujours yàlla travail donc toujours continuer à travailler donc ma rassuré parents yi inchallah balaa ñuy dem seen bulletin dana nekk sur place ba parent bu soxla si bulletin moo wax la foo xam ne boo fa demee da nga bi ñu ñëwee tey aussi dañu constaté que ni fekk ñu fi benn élève est-ce que élève tamit pare woon na ñoom pour jàng si waaw pare woon nañu mais nag xam nga comme ni ma lay waxee léegi nous sommes dans un village planétaire information bi di muy dem c'est à une vitesse extraordinaire lu xew des fois man principal mi sax mën naa la pare élèves yi ma ko jëkk a yëg parce que léegi canal bi ñu jaar RTS ak aussi les réseaux sociaux donc information bu tombé pratiquement à la minute qui suit ñu bari xam nañ ñeen ñi peut dañ lay woo confirmé pour dire man ce matin parents yi bari woo nañu ma di confirmé laaj ma est-ce que am na xam nañ ko ñoom mais li ñu bëggoon mooy une fois autorisé wax leen di ay duñ jàng donc effectivement j'ai dit aux gardiens que ce matin que bu élèves yi nga xam ne peut-être ils sont pas les bu ñëwee ma leen jàng moom tëjal bu ngeen ñëw ngeen fekk on a fermé la waaw dëgg laa été fermé kon dégg nañ li nga xamante ne nii wala principal bi Thiamène wax jàng amul donc ñu ngi xaarandi ci ki nga xamante ne nii moo di président Macky Sall wala soit ministre de l'éducation mu génn leeral li nga xamante ne nii moo di mbir mi wàcc dem tamit par rapport ak matériel yi nga xamante ne nii kii di monsieur le maire wàcce woon na ko keroog ak disposition yi ngeen jot na am dans votre propre moyen est-ce que yéen pare woon ngeen carrément pour ubbi tey ak jàng tey waaw mooy waxal yàlla rek mooy wax dëgg rek dama naan la pare woon parce que monsieur le maire jàppale nañu mais avant monsieur le maire plan jàppale woon nañu dégg nga ba pratiquement tey bi may xëy sama xel dal na parce que bu fekkoon tey bi ngeen du fekkoon dugg ngeen léegi amoon nañu seen caméra bi ngeen ñu ma woon leen pratiquement le matériel Madar am nañ ci ay caisse Javel am nañ ci ay caisse masque on a presque 300 masques
dégg nga bon sous-préfecture envoyé nañu matériel. IF envoyé nañu matériel. ak matériel plan yi nga xam ne moom lañu joxoon. donc pratiquement tey man damaa xëyoon tey waxuma woon ay problème matériel tey damaa xëyoon pour dem place parce que wax dëgg yàlla. toutes les conditions étaient réunies pour que man ma démarrer sama suñu. kon daal condition yëpp matoon na tey pour ngeen dëgg jàng neex yàlla ba démb ci ngoon maa ngi ba presque ay 18 heures. man ak monsieur le maire pour le dernier réglage. wax dëgg yàlla maa may tëdd. sama xel daal ma matériel daal wax dëgg yàlla amu naa ko. amoon naa ko pour démarrer le sax. distance bi apprentissage xëy na nag li yàlla dogal. mais la wax dëgg yàlla te nag dama seen antenne dama ci profité pour sant plan. wax waa Thiamène ñi leen nañ jàpp plan. en tout cas man day en tant que chef d'établissement. bari na chef d'établissement yoo xam ne ñeen nañu. parce que plan jàppale nañu. plan a investi beaucoup d'argent ici. beaucoup d'argent jàppale nañu côté yu bari jàppale nañu. bu ngeen amee occasion ngeen dem jën si aaye ma ngeen interroger ko dañ leen wax aussi que ni plan jàppale nañu. kon bon nit bu lay jàppale da nga ko jàppale. man day sant naa plan gërëm naa ko. parce que ay am na ñoo xam ne xëy na boo leen woowee sama yeneen natango yi. jaaxle nañu. man daal xëy na ay bouteilles la ñu am. man nag wax dëgg ay kees la. javel ay kees la. su fekkoon ma ngeen fi leen par ma ubbi leen. ma leen kees yi ngeen xool xam ne wax dëgg yàlla sur ce plan. sant yàlla. yàlla daal pare woon naa tey donc chers téléspectateurs kon mën nañu jàpp ne fi nga xamante ni moo di commune Thiamène sem bi ñoom pare woon nañ tey ji pour jàng toutes les conditions étaient réunies mais nag ndogal wàcc na démb te état bu waxee rek donc li ñuy def rek mooy topp ak jëfe li nga xamante ni moo di ndigal yi cause bi nag ba léegi ñu ngi wër di xool ba xam est-ce que li ñu wax loolu rek mooy la seule cause bi nga xamante ne nii moo tere école yi tijji tey donc dañuy demaat ci yeneen école xool ba xam mbir mi naka la fa tëddee wala ñoom jàng nañ wala nan lañuy doxee li nga xamante ne nii moo di ndogal bi wàcc démb ci guddi. commencé plan kii ñaar laa may gis plan mooy fa dégg nga ak ñaari bi bu woon laaj parenté bi yomb kon boog comme plan ñu ko def nañ jàpp góorgóorlu ci sàmm ko n'est-ce pas leen remercier salaamaaleykum mbokk yi seetaan M-Media TV ñi ngi am mbégte ak kontaante bu baax di teewaat comme ni ñu ko defee woon ni ngeen ko gisee suñu émission précédente jaaroon nañ fi nga xam ne moo di école élémentaire Thiamène 2 nemmeeku si woon li nga xam ne moo di ni ñuy waajalee reprise des cours yi prévu ce 2 juin tey voilà tey nag ñu ñëwaat fi jàkkaarloo waat ki nga xam ne moo di madame Dieng ne Sophia di directrice Thiamène 2
madame suñu question ginnaaw ba ñu la nuyoo li ñu lay laaj rek mooy gis nañ ne reprise des cours tey lañ ko prévoiroon mais finalement bi ci guddi tardivement le président def benn communiqué comme quoi que wane ne reprise des cours yi dañ ko annulé jusqu'à nouvel ordre nouvelle bi naka la leen dikkee. waaw Babacar asalaamaaleykum maa ngi nuyu monde entier di nuyu waa Thiamène di nuyu waa M-Média technicien yeeg yëpp di kontaan tamit si ñëw bi nga ñëw fii ci école Thiamène 2 waaw reprise bi niñ ko commencé mooy jàppoon nañ ne dinañ reprendre tey le 2 juin parce que li waroon ci reprise bi yëpp jot nañ ko condition yi nga xam ne moom la protocole bi waxoon ne école yëpp dinañ ko jot vraiment jot nañ ko doon xaar à 8 heures ñu ñëw ibbi le personnel enseignant ñëw toog balaa 9 heures ñu commencé def li ñuy def liggéey bi commencé waaw le dispositif moom mi ngi sur place waaw. léegi ci loolu bi nga déggee communiqué bi. ndax da nga ko teel nga ko dégg wala dégg nga ko tardivement. waaw dégguma ko tardivement à 23 heures dégg naa ko ndax avec Sidi. léegi dara nëbbootul 23 heures fekk na maa ngi seetaan journal ma dégg ko ma taalaat Facebook bi pour xool réaction yi xam ne affaire bi lu am la mu jaaxal ma nag waaw. ci loolu bett na ma daal reprise bi bett na ma. bett na la quoi voilà moom li nga wax aussi tamit am na solo bett na la parce que ñu bëri yaakaaruñ ko woon finalement mu ñëw à l'improviste comme ni nga ko waxee dispositif yëpp yaakaar naa matoon na lu mel ni ki système de lavage bi masque yi gel yi ainsi de suite. waaw dispositif bi mat na parce que jot nañ ay dispositif pour le lavage des mains jot nañ ci ñaar jot nañ tamit madaar bu doy jot nañ ay masque pour élèves ak pour personnel enseignant ba mu doy loolu jot nañ ko foofu dinañ fi jaar gërëm lépp koy ka éducation jàppale nañu foofu si ndigalu mairie bi ñëw nañ indil nu le matériel nécessaire pour setal bi waaw. également aussi tamit le personnel enseignant yaakaar na amoon na ay quelques présences yu ñoo xam ne noté woon nga ne ñoom jotoon nañoo wàcc ci terrain bi. le personnel enseignant xam nga dafa am cadre yoo xam ne ñu ngi fii moom ci biir commune Thiamène mais am na cadre yoo xam ne hors de la région lañ nekk ci biir loolu am na ñoo xam ne bi ma leen di woo waroon nanoo ñëw xëy na ñëwuñu ñenn ñi nag xam naa li leen téye ndax am na ci ñoo xam ne moom dañoo feebar ba ma xam ko nekk hôpital ñeneen ñi tamit xëy na dañ doon xaar di xaar ba ndogal bii ñëw mais pour le moment daal cadre yi nga xam ne moom waroon nanoo ñëw jotooguñu woon a ñëw. effectivement voilà muy dëgg kon ñi ñu ko déggee ñoom ni ko directrice Sophia waxee ñoom pare woon nañ ci côté bi yëpp dispositif bi aussi tamit yëpp man na xam naa ci kanam tuuti dinañ dem filmer leen ko ngeen gis li nga xam ne moo di matériel bi disponible ci loolu également reporté nañ li nga xam ne moo di reprise des cours jusqu'à nouvel ordre naka ngeen koy fas yéene dundewaat. xanaa mu metti rek ndax nun jàngalekat yi suñu sañoon delluwaat ci école yi jàngal élèves yi ndax xam nga jàngalekat bi sax amatul lu muy perte wala lu muy gagné mais élève bi nga xam ne moom dafa nekk classe d'examen moom waroon na noo def kut ko kut nu mu fexee ba jàll ba passé ndax affaire bi xamaguñu fan la jëm. effectivement te day décourager loo élève parce que man déjà gis naa ci école ay élèves yoo xam ne yu ñëw ne ma madame man damay bàyyi surtout xale yu góor yi su mu demee ba nga xam ne du ma def examen damay bàyyi am na ñeneen ñoo xam ne sax si classe yi si diggante bi lañ ne signal nañ ma ñaar wala ñetti élèves yoo xam ne nee na dañuy bàyyi xam nga loolu neexul ci école. anu daal suñu sañoon tey ñëw ci école bi jël suñu élèves yi distribuer leen tasaare leen ci ay classe suñu leen tasaaree ci classe yi maître yi ñëw ku nekk am ñoo jël ñu continuer suñu liggéey ba nga xam ne bu examen jotee élèves dañ koy def ñu am une réussite totale mais lii la yàlla dogal. buur moom su waxee moom appliqué rek ngay mën a def. effectivement ci loolu nga xam ne annulé na la reprise des cours jusqu'à nouvel ordre yaakaaroo ne dana am benn impact comme ni nga ko waxee ci élèves yi nga xam ne war nañoo def examen. ah impact commencé na bu yàgg xam nga élève moom boo ko yoree jàngul muy traîner même feebar bi taxul élèves yi tëdd parce que nit ñi boo juree lu mut fukki doom ci kër ñëpp war a nekk école jàngalekat yi booleeg di leen yar di leen éduquer di leen jox ay apprentissage amatuñ ko te xam nga ni ku ne xam ne ni parents yi presque ñu ci bëri dañoo abandonné bañuñu mais boo xëyee ku nekk am nga lu la war loo xam ne mënoo toog rek yor benn xale yor entretien ak maintien léegi su ko defee nag xale yi ñoom dañuy daw sax far di wuti feebar bi ndax xamuñu lu leen di gaañ xamuñu lu leen di lor loolu daal mooy impact bu njëkk bi deuxième impact bi mooy jàng bi ñuy wax à la maison
peut-être man mën naa yor samay doom jàngal leen mais su ma ne woon tey am naa tableau naa dajale fukk xale doomu jàmbur jàngal leen keneen mooy woo commandant ne ko directrice ba ma nga këram def fa tableau di fa dajale ay dizaine d'élèves di leen jàngal te dañuy bañ rassemblement te rassemblement la ni bañ loolu sax ci kii yi ma bokk idée yi ma amoon ci la bokk wala chaque jour ma jël maximum 5 élèves jàngal leen ci différentes classes daal du ma boolee samay élèves kese mais damay jël si CP ba CM2 muy 6 élèves ku nekk ma am exercice ma la jox corrigé ko mais su ma ko defee beneen jàngalekat tamit def ko man maa boolee jàngalekat bi ak population bi effectivement ndax da nga dégg ñu ne waroon na noo def comme Sofia looloo tax loolu lépp ma bàyyi ko tere na rassemblement dañ toog ñun ñëpp ku nekk bu réussir nga bëgg mais conditions yu tax ñu war a xale yu réussir am nañ ko ci côté dispositif lavage beeg yëpp mais amuñu ko ci droit ibbi école yi jàngale wala droit toog sa kër jàngale kon toog rek la ñuy mën a def mais impact yi bari na ndax xamuñu fa affaire bi yam ci loolu li ñuy wax annulation reprise des cours yi yow tey boo doon am benn conseil booy jagleel ki nga xam ne moo di état bi ci wàllu reprise des cours yi ak élèves yi nga xam ne dañoo war a def examen te ni ñu gisee état yaakaar naa ne dafa bëgg def le maximum possible pour sauver li nga xam ne moo di année bi loo ko ciy conseillé moom état xam nga ñun mënatuñ koo conseil ndax mesures yi muy jël yëpp presque impliqué wu si les enseignants moom dafa nekk ak gouvernement di jël ay mesures ak ay yenn ministres ñun dañoo toog rek sur place les chefs d'établissement niveau central ba fii amuñu lu dul dañuy jot lettre buy wax ne rek circulaire buy wax ne le 2 war nañ reprendre impliqué wuñ ci kon ñun daanaka suñu xalaat pour wax gouvernement defal nangam du sori dañuy toog rek mënul def leen nu def bàyyi leen nu bàyyi mais bi affaire bi commencé ba nëga ni corps enseignant kenn impliqué wu leen ci voilà merci beaucoup chers téléspectateurs yi seetaan M-Media TV ñi ngi woon fii tey ci école élémentaire Thiamène 2 jàkkaarloo ak nga xam ne moo di madame Dieng ne Sofia la directrice madame ci loolu ñu bëggoon a xam ban message ngay lancé par rapport ak élèves yi nga xam ne ñoo war a def examen pour que ñu bañ a décourager comme ni nga ko waxee déjà am na élèves yoo xam ne ñu ngi commencé décourager dès que dégg nañ li nga xam ne moo di annulation reprise des cours bi lan nga leen di conseiller ak lan nga conseiller parents yi aussi pour que ñoom it ñu gën leen a ñaax aussi ñu gën a góorgóorlu bañ a décourager. man li may ñaax élèves yi ak parents yi mooy ñu bañ a décourager dans la vie décourager waru ci tant qu'il y a vie rek il y a espoir nañu jàng seen kër yi parce que document yi mi ngi fépp léegi du li ma maître bi jàng rek si laa war a sukkandiku pour jàng bu xëy na fii commune la am na ñoo xam ne am nañ moyen dugg si site yi di jàng mais boo amul dugg si site noo mën a duggee site war nga mën a photocopier toog sa kër di jàng wala làqatu fenn jàng parce que xamoo suba gouvernement lu muy def nun jàngalekat yi mënuñu leen taxaw ne leen gouvernement dina def leen mais ñoom war ñu nekk salle d'examen yi nekk si classe d'examen yi nañu xam ne ñoom def examen wàccagu leen tant que Macky waxul ne président waxul ne examen dootul am ren wala le ministre de l'éducation xale nañ gëm ne mën na évaluation mën na nekkee nu ne mën na noo xëy ñu évaluer leen kon nag bu ma ci wax kenn garder sa sac fee sànni ko dem defi leneen ñoom ñi nekk classe d'examen ñoom nan jàng. merci beaucoup madame Sofia voilà mu nekkoon ak madame Sofia directrice école élémentaire Thiamène 2 ñëwoon aussi nemmeeku ci li nga xam ne moo di la reprise des cours bi ñu prévu le 2 juin te finalement ñu annulé ko également dégg ngeen li mu wax ci côté dispositif bi tout était complet lépp matoon na ñu ngi pare woon ci domaine yëpp ñu toll kon madame dañuy continuer rek dem. waaw mais avant loolu maa ngi gërëm M-Media à chaque fois da ngeen di ñëw di ñu interview ñuy wax. yéen a nu permettre nit ñi di ñu gis ñuy wax suñu xalaat ci dëkk bi di gërëm aussi monsieur Ka mi nga xam ne mooy sama adjoint fu ma nekk mu nekk fa. waaw lii ngeen gis ni mooy matériel bi nga xam ne moo nécessaire pour la reprise dispositif bi ñu waroon jox école Thiamène 2 ñëw na au complet mat na lii Koyka moo ñu ko ñëw jox muy ay kit pour lavage des mains ak keesu madaar yi ak keesu eau de javel yi. ak gants yi ci ndigalu monsieur le maire moo nu jox 78 gants pour les élèves et le personnel enseignant éducation nag IEF moo ñu jox ñaari madaar ak benn eau de javel ak 30 masques ak benn thermoflash jot nañ ci démb kon xam nga jot nañ le dispositif nécessaire pour école bi
école bi mi ngi ci 26 élèves total daal bu ñu boolee 78 masques yi nga xam ne moo jóge mairie ak 30 masques yu jógee IF vous faites le total dana ëpp plus de 130 masques. Sur 26 candidats. Sur 26 candidats. Ainsi que le personnel. Ainsi que le personnel enseignant. Effectivement ci personnel bi ñaata enseignants ngeen prévoiroon. 8 enseignants la à prévoir 7 francisants et 1 arabisant ku nekk war nga am 3 masques. Chaque élève aussi 3 masques voilà. Le président arrêté bu mu jël pour que situation bi demee nii d'ailleurs Samba Sadio am na cas bi commandant bi ñoom fa lañ nekk Samba Sadio ngi fii te am na ñu fi dëkk am na ñu fay dem am na ñu ñëw foofu kon ñu bàyyi xel ne président li mu jël vraiment ñëpp rafetlu nañ ko ànd nañ ci démb sax tout récemment la ñu topp école yi jox leen ay matériel pour que ñu mën a commencer tey mais bi mu jëlee arrêté ñun tamit rafetlu nañ ko parce que dégg nañ situation yi xew te day évoluer beneen bi may jàllale mooy le commandant en personne woo na ma bi loolu amee woo na maire yëpp téléphone nee na leen jeunesse bi football ci dëkk yi nañ ko bàyyi nañu wax seen parents yi ñu téye seen xale yi képp kuñ fa fekk nag la fa fekk yow yaa ko teg sa bopp wax nañ ñu ko te danañ ko wax naa ko Mbaye Sall conseil communal de la jeunesse ci suba dana ko wax Mor Ndiaye mu jiite zone bi dana ko wax ASC pour ñu bàyyi loolu xel képp ku yor ak njaboot teel sa njaboot képp koo xam ne kii gis nga ne kat kii am nga ci moom responsabilité ne ko na moytu football bi leneen li mooy danaa ko wax crieur bi pour mu def déclaration bi wane ne xale yi seen i parents nañ leen téye ñu bañ nekk ci dëkk bi di football leneen leen ci fekk ñun duñ ci jël benn responsabilité waxoon naa ko moo gën xamoon naa ko kon donc loolu aussi nañ ko bàyyi xel population bi nañ bàyyi xel loolu parce que ñoom la ñuy aar loolu le président gis xam ne vraiment am na yoo xam ne contact yoo xam ne bu dee am dana indi ay jafe-jafe ci réew mi te bu boobaa moom mooy responsable parce que bu baaxee moom la ñuy wax bu bonee moom la ñuy wax kon donc ñun dañuy jàpp ne loolu ñun dañ ko rafet la à 150%. salaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi nga xamante ne yéen a ñuy topp fii ci M-Media TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di leen wax ne ñu ngi fii ci buntu école élémentaire bu Géli fas yéene waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy maîtres yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk waaye waxtaan ak parents d'élèves ci décision finale bi nga xamante ne moom la gouvernement bi mujjee décidé démb ne réouverture yi nga xamante ne dañ ko programmé woon le 2 juin bi dañ koy mugg dàq ni ba jëmmi jamono donc du ñu def leen lu dul ànd ak suñu caméraman ñu dugg si biir jéem a seq laaj ak tontu ñi nga xamante ne ñoom ñoo ŋànk école bi léegi. salaamaaleykum mbokku téléspectateur yu M-Media TV ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm file ci école élémentaire bu Géli comme ni ngeen ko xamee yéen ñëpp tey la ñu programmé woon réouverture des classes muy le 2 juin donc finalement démb tardivement la ñu jot information que ne président dafa mujj reporter date boobule ba beneen jamono incha allahu rabbi ba tax nañu doxantu tey file ci école bi gisee ki nga xamante ne moom mooy monsieur Thierno Sow nga xam ne moom mooy directeur école bi. pour seq moom laaj ak tontu monsieur Sow gannaaw bañ la nuyoo ñu ngi lay dalal jàmm ci M-Media TV laaj la tamit décision bi nga xamante ne jot ngeen ko démb nan nga ko gisee ak ban yëg-yëg nga ci am en tant que directeur d'école. waaw jërëjëf Pape Sow lay jaajëfal bu baax waaw ñun de wax dëgg yàlla décision bi day guddi gi lañ ko jot ci biir guddi gi waaw mu nekk nag décision boo xam ne wax dëgg yàlla ñu bëri doon nañ ko sóoraale ndax bi vraiment ampleur jàngoro bi ni muy demee ci école yi. vraiment ñëpp newoon nañ lii moom risque la waaw moo tax bi ñu ko jotee tamit ñëw nañ waxtaan ak les parents le président du CG waxtaan ak les élèves xamal leen information bi nga xam ne moom la moo jóge ci gouvernement bi donc ñun comprendre nañ incha allah ñun daal ñu ngi am nekk nag décision boo xam ne wax dëgg yàlla gënaluñu parce que buñ sañoon jàngoro bi day wàññeeku ba examen yi mën a dem ci jàmm ñëpp def examen yi jàmm ak salaam. ok bon en fait leneen li ñu jaaxal mooy heure bi nga xamante ne moom la information bi wadd presque ay 23 heures du matin loolu tamit lan lay nuru ci yéen ñi nga xamante ne ay jàngalikat ngeen. waaw loolu de moom wax dëgg yàlla dafa day wane rek ba tey benn manque de préparation boo xam ne autorités yi war jëluñu ko. ndax wax dëgg yàlla ci réunion yi ñu jotoon def yëpp. ñëpp doon nañu wax ne ñoom seen xel dalul. ci reprise bi doon nañ ko parce que. fu mel ne Dakar te jàngalekat jógee foofu wala fu mel ne Touba wala même Louga bii jàngalekat jógee dugg ci àll yi nga xam ne wax dëgg yàlla ñu xamuñu woon benn jàngoro loolu nga fekk nga duggal fa jàngoro yi loolu vraiment musiba la waaw moo tax vraiment fi mu nekk ni daal ñoo ngi xaar
xëy na peut-être d'ici 15 jours wala 20 jours yàlla dana def jàmm jàngalekat yi nga xam ne ñoom la ñu déclaré côté Ziguinchor dañoo feebar ñu tane su ko defee ñeneen ñi defaale yeneen test yi bu ñu xoolee xëy na peut-être dana mën yàlla dana mën a def sutura ñu mën a àggale année bi su fekkente ne nag xool nañ affaire bi kii ñu ñaan yàlla rek ñu sauvé bakkan yi moom comme ni ko ministre waxee moo gën ñuy sauvé année bi ok mais jàppoo leen ne tamit xeetu benn seetlu la woon ci bu gouvernement bi amoon jëmale ko ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy jàngalekat parce que ñenn ñi doon nañu wax ne buñ joxee ndigal nañ dem jàngale tamit duñ jël risque di dem est-ce que du loolu moo tax ministre bi ak gouvernement bi doon insister pour que élèves yi maîtres yi dellu ci classe yi. waaw loolu day am na ñu bëri ñu koy seetlu xam nga politiciens yi moom ak politiciens yi ñooy seetlu yaay ñun moom ay fonctionnaires la agent de l'État lañ fu ñu liggéey waa rek foofu la ñu dañuy dellu waaw ñun moom dañuy liggéey fu ñu ne ñu heure jóg leen ñu jóg taxaw ñoom ñoo xoolaat xam ne lii buñ ko defee jàngoro bi day gën a law ñu daal di arrêté waaw ay ndawal buur moom buñ la waxee da nga jóg taxaw moo tax ñu jóg taxaw xaar ñu demee ba xool ne xam ne wax dëgg yàlla lii buñ ko defee musiba lay doon delluwaat nañ ci gannaaw te loolu lépp ñun njortoon nañ ko waxoon nañ leen ko tamit waaye nag comme ñu kilifa yi ñoom la suñ borom jagleel lool ñun dañ leen di déglu rek ok donc ñu ngi koy sant di ko gërëm mu nekkoon monsieur Thierno Sow directeur école élémentaire bu Guéli donc dañuy continuer waxtaan yi rek ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy parents d'élèves yi tamit xool ñoom tamit nan la ñu jotee xibaar bi ak nan lañ ko aperçu. waaw ba tey rek mbokku téléspectateurs yi M-Media TV ñu ngi continuer waxtaan bi ñu ngi ak Aliou Ka nga xamante ne moom mooy président CCE bu école élémentaire bu Guéli Aliou gannaaw bañ la nuyoo yow tamit noo jotee xibaar bi nga xamante ne moom moo jógee ci gouvernement bi ne ubbite école bi nga xamante ne moom lañ namoon tey dañ ko mujj dakkal ba jëmmi jamono. maanaam jërëjëf maa ngi leen di fay ñun moom niñ ko gisee rek mooy ni ko réew mi yëpp gisee parce que dañu am kilifa moo ñu santoon nañu ubbi tey le 2 juillet jàngale yi mu demaat deltuwaat gennaaw li tax mu deltu gennaaw nag ñun mënuñu ko kam ndax nit moom li mu mën a kam rek mooy li muy kalaat waaye li keneen kalaat moom fi ak waxu ko mënoo xam lu tax waaye loolu yëpp du tee nun nu ngi ci gennaaw kilifa yi rek maanaam feebar bi gum nañ ni am na ci Sénégal gum nañ ni mu ngi law ci biir Sénégal kon boo gisee deltu gennaaw ni ñu delloo gennaaw nga xam ne liñ doon def sax amoon nañ ci tiit ragaloon nañ ko parce que boo jëlee sa motuwaay ak sa moyen ak yëpp nga dem ba indi ko lépp installé ba des jóg liggéey maanaam ci dernière minute yi nga deltu gennaaw kon lii dafa wane ne li ñu naroon a def amoon na luñ ci tiit loolu moo tax nag nun ba tey du tee duñu kat dina ñu ngi yaakaar rek yàlla jëlee fi feebar bi bu ko fi jëlee su fekkee te ne mun nañ am moyen bu ñu continuer waa dabu njàngale mi ñu def ko suñ ko mënut am it maanaam ñu xam ne lii la yàlla dogal parce que lii am na ñu bari yoo xam ne tey ñu ngi ci biir Sénégal nekk ay magum jim yore responsabilité yu bari mais mosuñu tase si problème bu mel nii kon problème bu mel nii nag bu ñëwee ci réew ñun ñëpp nañ ànd gëm ne lii problème la ñu téye ko noonu bañ a di ci def loo xam ne lii bokkut ak lii war a mën a ne ba jàmm am ñun ñëpp jàmm lañu soxlaal Sénégal kon demaat di dajale ay nit te feebar bi dajale ay nit la bañ ku la wax toogal si kër daal nun boo ñu joxee boo ñu joxu di dañuy toog rek parce que ñun gum nañ ne lii lu am la parce que dafa tasaaru ci àddina bi doonu Sénégal rek bu fekkoon Sénégal rek ñu ne lii tàppale la waaye lii àddina bi yëpp la àddina bi yëpp nag duñ bokk di tàppale kon ñun ñu ngi sant yàlla daal ñu ngi ci ginnaaw président rek. ok jërëjëf ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax. waaw ba tey mbokku téléspectateur yu M-Media TV ñu ngi ak Mariama Touré nga xamante ne moom moo fi nekk relais communautaire donc moom tamit taxawaayam day daal di am solo ci li nga xamante ne moom mooy jàngaro jile. madame Guèye gannaaw bañ la nuyoo li nga xamante ne moom mooy décision bi gouvernement bi mujjee jël bi mooy reporter réouverture des classes ba jëmi jamono yow noo ko gisee en tant que agent de la santé.
asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen askan ñu topp ndigal yi jëm mi jamono ndax maladie bi gën a wàññeeku moo gën a wóor daal respecté li ñu waxoon raxasu biir ak ay jëmmi jamono fii ak quelques mois même bu dee 1 mois sax baax na ndaxte maladie bi jógee ko fi bu dee toujours cas yaa ngi yokk ñu ngi dégg cas yi fu ne bu ñu nee nañ élèves yi jàngi risqué la woon ñun ànd nañ ci bu baax a baax pour ñu arrêté élèves yi ba fi ak ay jëmmi jamono ñun waa santé moom arrêté ànd nañ ci loolu bu baax a baax ndaxte maladie bi jógee gu fi daal te toujours ñoo ngi ñaax askan bi nañuy raxasu toppatoo xale yi ndax ma ñu mën a sauver si maladie bi ñu ñaan yàlla jëlee ko fi ak jàmm ak salaam ñu mën a dellu si suñu liggéey ñu mën a demaat si suñu yi ñu doon def yëpp ndaxte maladie baa ngi fi. ok merci beaucoup ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax. waaw ba tey ñu ngi fii ci école élémentaire bu Géli donc ki ñu jàkkaarloo nii mooy Coumba Ka moom mooy présidente AMO bu école élémentaire bu Géli Coumba gannaaw bañ la nuyoo di la laaj yow tamit nan nga gisee information bi nga xamante ne day xamle ne njàng mi ngi ñu waroon a door te dañ koy reporter ba jëmmi jamono. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu di leen sant gërëm ñun moom jëloon nañu programme pour gone yi jàng tey ndax fan yii yëpp ñoo ngi ci menacé bi ak defar lépp waaye comme que tey jii la ñu waroon a xëy jàngale ñu amaat beneen ndigal war ñoo tey ubbi il faut ñun ci ndigal rek la ñuy dem ndax boo gisee loolu yëpp am feebar bi moo tax te feebar bi jar na ragal jar na doo jar na luñ ci wax rek dañ koy def kon nag ñun moom il faut dañuy toogaat rek bi ñu amaat beneen ndigal mi nga xam ne mën nañu yee boobu ndigal de loolu laa ci xam. ok ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax. monsieur Ba ñu gis ne yow barki dem ba léegi nga jóge woon fii ci diwaanu Thiamène demoon Louga ba léegi yow jàlloo fa nga xam ne moo di Podor. non ba léegi déwuma Podor. lu waral loolu waaw li ko waral mooy li ma la expliqué sànq dañ ñoo woo IEF bi ñu woowee téléphone ñun ñu jógee Thiamène dem Louga yàq suñu paas bi ñu demee préfet daal di génn bi préfet génnee préfet sax mën naa ne yëgul woon ne sax ñun ñu ngi fa. kon yëgul woon ne sax yéen a ngi diwaanu Louga. waaw préfet dese woon na ko yëpp parce que bi mu ñëwee téléphone am ni mu doon waxee loolu dese na leer mais d'après ci la bi ñu fa toogee ba mu yàgg ci la génn wax dëgg yàlla taxawu nañu def na le tout ba inspecteur bi ñëw bi mu ñëwee ci la wax ak ñun après nañu mën ngeen a dem ba suba ñu ngi fa demoon samedi xaw ma dimanche ban jour laa fi jógeeti woon bi ma demee léegi dama xaw a jaxasoo quoi bi ma demee ñu ne ñu suba mën naa am ngeen am départ wala ginnaaw suba mu jox ñu numéro téléphone am léegi ñu nekk fa ba ginnaaw suba ba démb daal ci guddi ñu jot benn communiqué boo xam ne ministre bi moom moo déclaré ne finalement njàng mi daal léegi dañ koy tegani ba jëmmi jamono ndax am na suñu ay collègues enseignants yoo xam ne dañoo amee feebar bi di Covid 19 te Ziguinchor moom moo tax ñu ne nañu xaar daal. kon donc ci jamono ji ñu wax ak yéen dafa mel ni enseignants yi nga xam ne ñoom nga nekkaloon rek fële ci diwaanu Louga ñoom tamit daal dañuy rejoindre seen famille seen ménage. waaw am na ñu ma bokkal oto parce que dañu loué clando bi nga gis dañu loué taxi bi ni ñëw clando bi mu indi ñu moom ma wàcce sànq sama buntu kër ñoo fa desoon mën naa ne ñibbisi nañ parce que ñu jógee woon ci yeneen village yi ñoom dañ ne duñu jógee Louga duñu jógee seen village yi ñëw Louga di tourné waat di ñibbisi waat ndax dañ leen wax man ngeen am départ suba wala ginnaaw suba loo taxoon ñu xaarandi fa comme man mi waaye ñoom ñëpp jàpp nañ ne ñibbisi nañ ci li ma xam léegi kon transport bi naka la demee yéen a jël seen xaalis ngeen fay ko lii di clando yi wala dañ leen a jox xaalis boobu noonu waaw ñun ñoo fay suñu poste ñu jógee fii xam nga Thiamène Louga 1000 francs grande passe pour 7 places mais léegi bi ñu dem ñun 3000 lañ passe retour bi itam ñu luyewaat oto 3000 lañ def borom oto bi respecté nañ normes yi ak distance bi yëpp parce que oto bi 3 personnes rek la yëpp parce que loolu lañ ko wax bëggoon na jël keneen sax ci yoon bi mais ñun dañu lànk man maa ne ko grand dañu luye oto bi client bi mu ne diggante bi amul montage fii ak Louga ñu ne ko non non mais doo ko yëpp parce que loolu lañu waxante woon pour respecter mesure barrière pour respecter ko quoi loolu moom moo tax kon jërëjëf ñu ngi leen di masawu coono di leen wax ne xëy na ñu lay demee léegi daal kon da ngeen di taaxirlu rek ba jëmi jamono waaw léegi man en tant que agent de l'état ñun ñi ngi taaxeerlu di xaar suñ ñu wootee bu jàppandee bu ñu mënee dem ak lu doy suñu xel ñu dem bu fekkente ne jàppandi wut itam ñu toogaat rek ndax ñun dañ ñu waxoon xaar leen ba ñu woo leen xaar nañ woo nañ ñu dem nañ ñu dàq ñu dàq gi mooy maan ne nañu ñibbi leen wax bàyyiwaat nañu ñu ñibbisiwaat ñu ne añ nañ jàng bi ba jëmmi jamono kenn xamul kañ lay doon nañu toog xaar rek nañu toog xaar bu ñu waatee jërëjëf kon yéen a ko gisandoo mu mel ni daa nekk lu brutal tasanteeg waa M-Media placé wu muy oustaz Mounir Ngirane ñëwoon fii nga xam ne mooy dëkkam di diwaanu Thiamène demoon na fa nga xam ne moo di Louga waaye gisul lu jàll ci diwaanu Podor kon nag ñu ngi leen jox dig daje ci yeneen émission jërë ngeen